tënku xabaar yi amatina solo na muy amee solo saa su ne kon oustaz Maodo Faye maa ngi lay nuyu di la ziar di la bëggee di kontaanati bu baax a baax ci jano bi may janoo ki yow saa su ne ci waxtaan mi nga xam ne itteel na lool askan wi te askan wi kontaan lool ci yow ñu ngi lay ziar. maa ngi lay ziar bu baax. jërëjëfati waaye naka suba si. waaw sant yàlla subhaanahu wa taala. yaa ngi aaru tey fagaru. ci laa dëkk. tey ñaan. waaw yàlla kët moom. sama sëriñ. waaw. yàlla moom du defal kenn lu man di. maa la ko wax. yàlla. du wàcc kenn di la jox dépense naa la lekk rek tëddal fii yëg. waaw. te ngaa toogee nii. ak di la defaraatal sa kër. déedéet yàlla. déedéet da ngay nekk ca dara mu fekk la ca. sunu borom. da ngay ne ca dara ba pare. moom nag mu ñëw fekk la ca jàppale la ca. waaye bu dee nag da ngaa ne yàcc ne yasar. waaw moom fa mu ne lay ne rek. di la seetaan. wala nga naan yàlla baax na rek. waaw yàlla baax na moom. waaw. toogal bala nga cee xam dara. nawet jot. nga fab sa gerte gi wala sa dugub ji. yaa ngi may dégg. waaw daal koy ji ci tool bi. xam nga yow sabalu nga ba ji. daal toog daal na yàlla baax na. doo ko bay nag muy taw rek billaay mbopp ñax kese nga am tool ba dana yàqu te doo kenn du ci mën tus. c'est que nag dëgg neexul. nga ne nga am sa tool. mu taw. mu taw. nga ji noonu lañ koy waxee. waaw nga ji waaw. mooy semé waaw. waaw semé. waaw léegi nga toog fi nga toog rek teg la say tànk naan. waaw daal ne daal yàlla dana taw garaawul léegi naa bàyyi tool bi nii rek. wala bëy yaa fay jaar lekk ko ak xar yi mu jeex sax foofu léegi nag voilà bu ko defee nag léegi yow yàlla moom la toogal foofu yow. parce que yàlla du procédé noonu. mais quand même mais yàlla ci boppam. moo dul procédé. ci ak yaccaaral. wallaahi waaw. da ngay def juhdu. li ñuy tuddee juhdu shujaa. da ngay nekk jàmbaar. yàlla fekk la ca njàmbaar nga jàppale la. inna allaha la yuxayyiru ma bi xawmin xataa yuxayyiru ma bi anfusihim. wax naa ko fi ay boobu jàng naa ko ba tey maanaam. yàlla moom gis nga Sénégal gépp bu ñu toog naan yàlla nañ nañ tàllal loxo yi ñaan yàlla toog fi nangam bu tawee dana baax. du tax yàlla ñëw de. da ngay def jéego ba noppi. yàlla door a ñëw. parce que loolu li may wax nii waxi yàlla la du samay wax. waaw ndax aay bi bu ñu defee tawil bi moom mooy. boo fi toogee di xar yàlla du ñëw. déedéet. Sidi Hadj Malick si radiyallahu taala anhu sama turandoo mas naa dégg ñu ne. ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaktoum mu ne yàlla bu doon am sant. sant woon koy santale. comme ñu ne Nicolas Diop Maodo Faye diw nangam. mu ne njuuy la koy santale njuuy. déggal loolu. fa nga yaakaar ne fa la ne léeg-léeg doo ko fekk. waaw. parce que yàlla amul temps. nekkul ci temps nit ñi. nit ñi ñoo nekk ci temps yàlla. mënoo ko natt ci temps. déedéet nii dans l' espace. Ibnul Arabi wax na ko Ibnul Arabi benn sufiyanke bu mag la. waaw moom ñoom ak imam Ghazali yooyu. imam Ghazali moo bind Ihya ulama diin. maanaam yeesalaat ak xoolaat diine. ak defaat ci ay mbir. Ihya boobu moom moo ko bind mooy imam Ghazali moom perse la woon ci fële ca boori Iran. moom daanaka li Ibnul Arabi wax la wax. maanaam yàlla moom mënoo ko natt ci espace ci jaww ji nii nga ne yàlla nga fee ca rajo Sud FM. wala nga natt ko ci temps ci maanaam makkaan wala zaman maanaam temps wala lieu. yàlla nga déedéet. dafa nekk alkullu. alkullu it delluwaat duggaat ci moom. waaw ba noppi nag mu nekk muhiit maanaam lépp yàlla du ko wër ndoom. yàlla daa wër ndoom ba lépp mais munoo ne. xaaral ma diir ko fii. moo tax Sidi Hadj Malick na bu doon amu sant kon ñu ne day njuuy lay sant. ndax parce que mënoo koo natt fenn. déedéet. waaw ki nga mënta natt fenn loo koy xaare. déggal loolu. am na solo oustaz Maodo Faye moo falati foofu ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm askan wi nag kontaan nañ ci yow bu baax a baax maa ngi ciy dellu si léegi. tey on est le 14 mai 2020 sànq ba nu defee le point en direct ak waa ministère de la santé et de l'action sociale nemmeeku nañ ne coronavirus moom mu ngi doxal boobu ba léegi. coronavirus boobee di doxal ci Sénégal nag nemmeeku nañ 23e décès boo xam ne enregistré nañ ko ni ki tey ci fajar ni ñu ko waxee ci xibaar yi sànq. 11 cas communautaires détectés dont 3 à Touba loolu la ñu wax ainsi que 1323 cas sous traitement actuellement kon coronavirus moom jamono yi ñu ne ba léegi ci Sénégal mu ngi fi te mu ngay doxal waaye ñu jël gën a jël suñuy matukaay def na. xam nga wax tey bu doon sappi bu fekkonte ne wax dana sappi. kon ñu ne jël seen matukaay sappi na. wax ñaata yoon lañ ko fi wax. kon fagaru leen beeg yooyu pourtant oustaz yooyu du doy de wala. waaw moo tax man la bu doon day sàppi. waaw kay dégg nga wax ji maanaam néew ma la day dañ de dama la bu fekkonte ne wax juy sàppi la. ma ne kon sàppi na ci nopp yi. ndax sàppi na sax ci coronavirus ci boppam ndax coronavirus lañ koy coow. waaw matin midi soir. gis nga ci sunu jargon ñun taskatu xabaar yi journalisme par exemple boo koy def. bu fekkee dafa am benn fait boo xam ne bii dafay nekk lu récurrent di répété wu ba nga xam ne léegi vraiment. boo ko waxee gars yi danaa non ce n'est plus une information. parce que tellement les gens ont l'habitude de l'entendre. day def dootul nekkati information.
day nekk benn denrée bu xaw a caduque relativement caduque. donc loolu dafa am ci coronavirus bi maanaam wax ji. waaye nag du doy. ndax yàlla dana woon yonent bi gars yi dee leen fàttali. ndax am na ñu muy jariñ surtout ñi gëm. waaw yàlla moom yàgg na ci wax ci alxuraan ne fàttalil. donc la répétition elle est pédagogique. n'est-ce pas loolu la ñuy wax. alors loolu fekk na alxuraan wax na ko ca. 7e siècle. maanaam acca nañu fàttali. fàttali googu nag. bu dee am na ñu muy jariñ rek am na ñu dul jariñ. waaw parce que yàlla bindee noonu àddina. dëgg la ma góor ga waxoon ma ne ko coow li bari na ci lislaam mu ne ma yàllaa ko bëggee noonu. àddina du jag. àddina du mas a jag ci àddina. coow ak àddina ñooy leroo ba yowmal xiyam. mooy li may faral di wax il faut de tout pour faire un monde. il faut que différence yi di am bu ko defee ñii dañuy ànd ñii bañ a ànd ñii gëm ñii bañ a gëm ainsi de suite. voilà c'est aussi ça le monde ah. waaw mais loolu nag am na benn arab bu ko wax. am na benn waxkatu arab bu mënoon a woy bu ne woon wa bi diddiha tatamayazul asyaa'u. waaw nee na ci contraire yi wa bi diddiha. maanaam ci wuute yi. tatamayazul asyaa'u ci la yëf yi di leere. waaw maanaam yow nga jëm gauche man ma jëm droite xam nga ñu werante. moom voilà en fonction de ça dañuy mën a nekk ci société. n'est-ce pas. waaw waaye xanaa xamul ni yàlla bu ko neexoon ñëpp gëm ko. maa la ko wax. kenn du ko mooy ñëppay nekki jullit. et d'ailleurs c'est le Coran li ma lay wax nii. alxuraan yàlla moo ne su ma neexoon. yéen ñëpp ngeen gëm ma. waaw il y a un verset coranique dans le livre saint. buy wax ne yàlla nee na walaw shaa rabbuka wala boog ak nam ko mën a waxee. maanaam bu neexoon yàlla daal man loolu dama ko wax ci arab nii rek mais dama ne bu neexoon yàlla. daf ñuy def umma waahida loolu tam aaya la daf ñuy def benn nation ñun ñëpp. waaye defu wu ko noonu. su ko neexoon it la amana ma ñëpp ci kaw suuf si yëpp loolu tam aaya alxuraan la. boo xam ne dañ koy gëm mais yàlla la neex. mu defee nii. wallaahi yonent bi am na fu ko yàlla wax ne ko afa tukrihu naas maanaam ndax da ngaa yaakaar ni da ngay géej ci nit ñi forcément ba nu gëm la. déggal loolu beneen ba ca tegu mu ne ko yow wootee rek laa la sant loo. yonent bi. yàlla dañu ko wooteel rek waaye ki ñëw moom ci sama loxo la nekk. wallaahi xam nga yooyu. boo ci ay yooyu boo koy xool di ko càmbar. ba noppi nag nga boole ci li ngay wax level xam nga nu ñu koy. level waaw level. xam nga niveau. waaw nga ko koy booleeg niveau bu kawe. di ci réfléchir. ndax afalaa yatadabbaruuna alquran la yàlla waxoon. est-ce que waaw wala boog seen lam ca teg xam nga lu mu ca teg. mbaa du boog seen xol yi dañ koo tëj. déggal loolu. yàlla nee na lu tax du ngeen càmbar waxul ngeen jàng alquran de. waxul lecture bi de. mais au-delà de la lecture coranique. mu ne après lecture bi xanaa ndax du ngeen saytu càmbaraat alxuraan waaw mbaa du bokk seen xol yi dafa tëju dégg nga wax ji. y a l'aspect lecture bi. nga téye ko nii di ko lire waaw sama livre nii di ratatati waaw di jàng ak aspect bi nga xam ne je vais au fond des choses. maanaam bu dépassé lire ba ma koy lire. lan laa mën a jàngat ci loolu may lire. lire entre les lignes. lire entre les lignes. loolu la tubaab bi wax loolu la tubaab tuddee lire entre les lignes. yàlla loolu nag yàlla dafa na ko laaj ñun. ne leen waaw yéen sama téere bi da ngeen a njort ne toog ko rek naan di ko rek baqara ba minal jinnati alif lam mim zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna salata ma razaqnahum yunfiqun ba baqara jeex. te nee na yow buñ la waxee sax luy baqara xamoo ko. est-ce que dégg nga wax ji. bu dee donga nag moom des na comme ab donga alxuraan moom ñun ñëpp bidaay bi noonu lañ def da ngay jàng ba kii. dem ci majaalis yi loolu fa tabaaraka alxuraan moom fokk nees loo koy jànge maanaam noonu lañ koy jànge waaye nag itam boo demee ba yegg ci yenn niveau yi nag. la woon day wonneeku léegi nag da ngay def nag te dabbur nag ñii am xel la yàlla di waxal. moo tax mu ne afala yatadabbaruuna alquran. mooy waaye man sama téere bi lu tax du ngeen ko càmbaraat xoolaat ko. foofu nag aayaat yooyu nag boo koy xoolaat. da ngay dem ba mu yàgg yow ci sa bopp yaay jël sa indépendance su bopp. yow Nicolas yaa naan léegi man xam naa ne mbir mi nekk ne bopp sa bopp la. waaw ndax yàlla nag man na ku mën a xettali nit la. waaye ku mën a xaw a mel na luy taaxerlu. am na solo am na benn yaay booy bi ma yónnee message ne ma waaye coronavirus yàqal nañu ndax jamono yi waroon na fekk oustaz Maodo Faye di ñu defal li conférence yu am solo. nga xam ne dañuy gën a sóobu ci mbir yi bu baax a baax ndax jamono yi conférence soxla nañu ko itteel nañu bu baax a baax ay waxtaanu oustaz Maodo Faye waaye nag ala accu du ñu bàyyi du ñu tàyyi. mukk du ñu xàddi. mukk déggoo ma de oustaz. waaw du ñu bàyyi. du ñu tàyyi. du ñu xàddi. ala accu. waaw gis nga ñett yooyu nga wax loolu moo daloon sëñ Touba. li nga ñett yi nga wax ñu bari nag seetlu wuñ ko waaye man maa ko ci dëxëñ. Cheikh Ahmad Bamba ñett yi nga wax nii bu ko daloon. kon du def dara. bu tàyyi woon wala mu yoxi
wala mu tiit wala mu dellu ginnaaw comme ñett yi nga cité léegi. waaw malgré les difficultés. malgré jafe-jafe yi. malgré tartar bi. waaw tartar bi xaaral ma bàyyi quoi. déedéet waxkatu arab ba waxaat na ko xaw ma ci ban téere waaye am na fu ma ko jàng ci borom xam-xam yu mag yi. waaw bi xadaril kat di tukkatasabul maani. loolu la Serigne Touba bindu ko de mais dama ne loolu la dund. waaw maanaam bi xadaril kat di tukkatasabul maani wa man talabal ula waa ji sahira layaali. waaw maanaam ci ak métit bi xadaril kat di waaw tukkatasabul maani ci ngay amee maanaa ci ngay jotee yenn niveau yi di yëg waaye kuy def lu woyof rek nga kii. en fonction des difficultés. ak épreuves yi. ci ngay monter di dem. kon oustaz ci tënk épreuve bii di coronavirus. waaw kay ak difficulté ya mu àndal. war na mën a doon loo xam ne ñun dañ ci. jàngat ci dara pour mën ci avancer ëllëg. mën a avancer. waaw kay parce que yàlla bu la joxee épreuve pour nga jàng ci la. waaw moo loolu la sëñ bi xamoon nag moo tax mu ne moom nag léegi du dellu ginnaaw. parce que waa déet bu fekkoonte ni bu yombee rek mu dem kon du dem Gabon du dem fenn di. waaye xamoon na ne ci. jafe-jafe la jëm. mais daal li ngeen baal ma ci terme boobu waaye bu doon suñu jamono tey dinaan dafa jëngu mooy nga laxasaayu rek ne du ma dellu ginnaaw waaye nag loolu sujaa baatu sujaa dafa am ñaar yu ci ne ci arab dafa am sujaa jismiya maanaam sa njàmbaaru yaram kooku am ponk la koy man di nangam loolu nit yàlla yi daañu ko am nga xam ne dara dana leen metti ci seenu yaram waaye dañuy muñ ba daanaka bu seen dee bopp dee metti duñ ko jàmbat am tamit lu ñu tuddee sujaa aqliya boo xam ne bii nag moom njàmbaaru xel la kooku nag bu la yàlla defalee fattu defal basira yooyu da ngay mën a daal di mën a jëfandikoo ñaar yooyu nag dafa dellu nit yàlla yooyu may cité moo tax ma jël ci kenn tudd xaadim Serigne Touba donc loolu ñett yooyu ku mu nekk ci yow doo gaaw a dem ndax day jur yaafuus waaw te yàlla ñu ci yàlla musal. te yàlla ñu yàlla musal ci yaafus jërëjëf oustaz Maodo Faye amatina solo ayca dañuy daw rapidement ca WhatsApp ba parce que comme tous les jours intervention yi bëri nañu et maa ngi gis ne serveur vocal bi aussi y a beaucoup d'auditeurs. li nga wax dëgg la parce que ci weeru koor yi. am na conférence bu mag bu ma naan def fële ca caserne bële ndeysaan ca Colobane. ndeysaan caserne Samba Diéry Diallo. waaw ndeysaan mag sama benn xarit imam Abdoul Aziz Ndoye. ñu fa daan defal conférence ay mbokk yoo xam ne nga dëkk ca Tambacounda. dajale seen bopp day nit ñu baax. ñu dem ay thèmes yoo xam ni. sa yaay ñëwoon na fa ndeysaan. waaw mu ñëw ne ma sëñ Maodo ñëw naa man maa yaayu Nicolas. waaw sama yaay dafa toog rek ma toog sama kër rek mu woo ma ne ma. man damaa bëgg dem conférence su Maodo Faye de toog di ko déglu ci rajo bi doyatuma damaa bëgg a fekkee ji conférence am ci weeru koor la nu ne woon mu ñëw fekk si la ba ca conférence bu ndeysaan. waaw moom dalaa gën. ndax yow moom booba yaa ngi nekk ci yeneen yow boobu yaa ngi nekk aw béy wu dagg rek di dem rek boobu rek xamu mbuur nga nekk kenn xamu foo nekk ma ne ko waaw ana Nicolas mu ne waaye moom day gaay waaw mooy loolu tërëdi rek ndeysaan jërëjëf mais lu am solo la ndeysaan ñu def fa keroog waxtaan bu waaye mënoon ngeen ko def tamit conférence kii visioconférence waay loolu sëñ bi dañuy sonal oustaz tamit bu ngeen ma laaj bu ngeen ma teeloon laaj nag non oustaz ma lay wax lu leer la bu ngeen ma teeloon laaj dañuy def ay conférence visioconférence oustaz Maodo Faye day toog fa mu toog askan wi toog fi ñu toog ku ne yor sa ordinateur ñi yor seen i tablette ñi yor seen ñi laaj di tontu yooyu tamit loolu baax na de technologie foofu la toll de oustaz wax nga dëgg de loolu d'accord naa ci maa la ko wax technologie boobu toll foofu looloo waral WhatsApp xew léegi nag WhatsApp boobu fa lañ jëm fekk ji mbokk yi nga xam ne am na ay laaj yu ñu la laaj ñu dem dellu si bu ngeen bëggee bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo Faye mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro WhatsApp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53. salaamaaleykum Nicolas sëñ Maodo Faye ñu ngi lay ziar bu baax a baax waaye ñu ngi leen di wooye fii ba Thiaroye ñu ngi tudd Aboubacar Si ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waaw ñu ngi lay laaj sëñ Maodo yow moom ba 12 personnes yi waa ji wax moom ci jàkk yi loolu yaa xam nga de mën naa nekk am déet. mu ngoog question directe et sans intermédiaire nee na 12 personnes yi ñu wax ne moom le ministère de l'intérieur def naa moom la génnee ci communiqué am ne moom la ñuy jagleel jàkka yeeg jumaa yi ci julli bi ndax 12 personnes yooyu lu jaadu la am déet. waaw xam nga bala ñoo tontu loolu dañuy war a indi lu indi 12 yi maanaam lu pourquoi nombre 12 loolu fokk nu taxaw fi tuuti. waaw parce que waxul 15 waxul 20 waxul 8.
dafa ne 12 personnes xam nga ci mazhab imam Malik maanaam ñiy jàng fiqh mooy daanaka boo ko xoolee genre jurisprudence la islamique boo xam ne bi ñoom ñoo yore acte yi jëm ci wàllu julleek koor ak ya ci aju loolu mooy fiqh miraas ak dafa bari nag ay yu ci wuute ndax fuqaha yi yu baree bari ñaare dañ ci jàmbaar lañu loolu nag waaye dañ dul ànd ci yu baree bari waaye kenn ku ne da ngay dikk ak ndax dafa am ay mazahib ay mazhab moo am yu mel ne imam Shafi imam Malik bi nga xam ne Afrique gi daanaka bi ci Sénégal gi njort naa ne ñi fi ëpp ci mazhab imam Malik la ñu bokk am na Anbal ak yeneen même yaa chiites yi sax defe naa ne mazhab la ndax ñoom seen manhaj boo ko seetloo chiites yi daanaka boo xoolee mën nañu ko tudde mazhab maanaam imam Malik nag dafa wax ci fiqam moom ci mazhab imam Malik bi nga xam ne ñoom Serigne Touba ñi ñoom Alaaji Malik gaa yu baax yooyu daanaka ci lañ doon def seen ay référence donte ñoom sax it bind nañ maanaam dafay wax ne juma boo demee ci dëkk bu fukki nit ak ñaar dajaloo juma mën naa fasu maanaam ñooñu mën nañoo taxawal juma donc loolu moo indi nombre 12 boobu. d'accord kon ministère de l'intérieur. mais tëbul tëb nii rek tànn benn chiffre. waaw selon sa convenance. non dafa doon loo xam ne dafa am fu mu ko wéer. waaw peut-être aussi borom xam-xam yi ñoo leen conseillé. wala ustaas yi wala imam yi. wax leen na leen juma xam nga ñoom nag dañoo nekk ci moo tax ma leeral ne dañoo nekk ci mazhab imam Malik. amaana am na ko wax leneen foofu nag dama fiy joggi sama tànk am lu may garder. am na xëy na ñu bind leneen maanaam mais en tout cas ci mazhab imam Malik au-delà de à partir de 12. mën nañu daal di tàmbali fas juma bu ñu dajee ci ab dëkk bu dee jàkkaa nga fa ñooñu mën nañoo julli juma. léegi oustaz nga baal. léegi nag 12 yooyu. waaw bon est-ce que moom la ñuy respecté wala duñ ko respecté. loolu day dépendre ca ña yore juma ja ak autorité yi. loolu moom dootul sama xam-xam dootul sama compétence. d'accord bu 12 yi matee. mën na noo wax askan wi ne. juma mën naa taxaw nombre bi mat na. waaw mën naa julli juma maneef naa julli juma. mën na noo julli. waaw léegi bu askan wi takkoo lool weesu chiffre boobu. firiwul ne duñ julli juma de. dama wax ne rek ci fukki nit ak ñaar juma mën na caa fas waaye mën naa nekk 30 mën naa nekk 20 mën naa nekk 50. mais léegi bu fekkee askan wi ñëw. waaw parce que pour nga mën a déterminer chiffre bi il faut que mu am ñu ñëw. waaw léegi bu fekkee ne ñi ñëw danoo ëpp chiffre boobu noonu. ñuy delloo maanaam ne leen chiffre bi mat na. dem leen julli bu leen julli déedéet normalement warut a demee noonu. maanaam fukki nit yi ak ñaar pour wane ne juma mën naa taxaw rek la waaye bu fekkee fukki nit yi ak ñaar ñëw nañ ba noppi. waaw maanaam ña nga fa. waaw moom 13 14 15. dañoo war a organiser juma ji ñëpp julli. waaye waruñoo dàq ñi génne ñi parce que wareesul wax ne 12 rek a war a dugg loolu moom mooy problème bi. tas nag loolu tamit dafay gën a compliqué de. parce que bu fekkee 20 dañu ñëw. ñu ne 12 la ñu autorisé léegi 12 yi bu ñu duggee ñaata mooy des def naa. 8 mooy des. léegi 8 yooyu des. nga ne nañu xool naka lañ leen organiser xam nga li gënoon. waaw mooy imam Malik ba mu waxee loolu néewul ci 12 rek la war a yem. dafa wax ne fa muy tàmbalee la wax waaye waxul fa muy yem ndax jumaa jumaa day ëpp fukki nit ak ñaar. mais moom ci njàngaleem dafa ni maanaam tàmbali gi boo xasee ba am fukki nit ak ñaar mën ngaa julli juma mais mën ngaa julli juma ji firiwul ne wërta ñeneen waruñu caa dooleeku léegi nag bu fekkee dafa war a am organisation maanaam ñu war ko defaraat su fekkente ne gars yi dañuy wax ne 12 rek la ñuy jullee loolu nag moom jaaduwul waaye nag bu fekkee dañ 12 daal moo war a nekk juma léegi nag nañ organiser ba 13 bu ñëwee 14 ñëw ñu organiser ko def espace distanciation physique xawma sociale bi ñu teg ko xayrun maanaam organiser ko fa ay masque ak yu demee noonu d'accord waaye nag 12 képp la war a yem moom loolu nag moom wax dëgg yàlla imam Malik bindul loolu. doy na waar dana loolu. léegi nag bu leen neexee nag. waaw ci seen organisation en tant que kilifa. su leen neexee nag comme ñoo ne ñoom fii la ñuy yem. bu keroogee nag responsabilité bi nag ci autorité yi la ak ñoo yore jumaa ja. très bien waaw loolu leer na oustaz loolu danañ ci gën a ñëw parce que xam naa ne am na ñeneen ñoo xam ne dinañ ci am yeneen laaj yu ñu ne ci laaj. bien sûr interpellé la ci. damay dellu ca WhatsApp ba rapidement xool la deuxième intervention. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alaaji Malick ak oustaz Nicolas maa ngi leen di nuyu di leen baal ak di leen baalu ak. yow oustaz Nicolas laaj bi ma am pour yow mooy ñaar ñi ngi nii koo teral ak koo toroxal du ko fàtte ba mukk ci ñaar ñooñu dama bëggoon xam boo leen doon xelal tey jii nii lan nga leen di yabe lan ngeen di xelalee
yeneen yi Maodo Faye maa ngi lay laaj ñeent ñu ngi nii muy président de la république muy ministre muy directeur général muy chef coutumier ak moom muy chef religieux ma di la laaj ci ñeent ñooñu ñu ne bu leen yàlla yóbboo dinañ layoo lool ma doon la wax yow tey jii nii ku ci nekk di ko xelal wala nga koy yedd ci lan ngay gën a ci xelal boobu mu tegal la ci ne ñooñu seeni nekkin maanaam ki doonoon président ñëw bokk mu nekk directeur général ku nekkoon directeur ñu ne ko chef coutumier nga keneen ka ñu ne ko chef religieux ngay doon ñu ci bari ci ñoom dinañ ñàkk seeni taalibe lu tax laaj boobu daal am na pour laaj leen ko tey maa ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. waaleykum salaam jërëjëf. déet damaa dégg man oustaz Nicolas yow koy saway tey kay dama lay bàyyi ngi fii. déet yow la waxal dama tudd ma di man kay sax am sama bos noté naa ko bu yàgg. waaw léegi laaj bi mooy ki ñu teral. ak ki la toroxal. ak ki nga teral ak ki nga toroxal. mu ne duñ la maanaam ki la teral. ak ki la toroxal doo leen fàtte mukk. waaw léegi man laaj boobu noonu dama koy jël delloo waat ko sama kilifa gi nga doon ma ne la oustaz Maodo Faye ki la teral ak ki la toroxal moom naka lañ ko mën a jàngatee. voilà ci diine ak jamono. waaw xam nga yow da ngaa doy war loolu maanaam xam nga nit. dafa nekk ci benn société di ci évoluer. alors. Quand on évolue dans une société, forcément il y a des pics. Da ngay recevoir ay coups, di joxe ay coups. Loolu c'est la loi c'est la loi de la société. waxuma ay jungle. nga xam ni ku man sa du rek sa morom lekk ko wala nga rey ko déedéet. ay nit lañ mais parfois da ngay recevoir ay coups. mais bien entendu. léeg-léeg nga jekki-jekki am koo xam ni kii lim la def. ndax lim def ak defal bokkuñu. diw lim ma def. kooku moom fokk moom fu ma jaar ak moom. waaye diw parce que li nga encaissé dafa fort. waaw nga ne diw moo tax def ak defal diw lim ma def. kooku mënu ma ko bàyyi nii mu dem. waaye diw lim ma defal beneen affaire la. diw lim ma defal mooy doon naa bëgg a def nangam waaye li ma diw defal tax na ma rus lii. ndeysaan est-ce que dégg nga wax ni li nga ma defal. moo gën a positif moo gën a nekk lu jub. li ma def. li nga ma def ak li nga ma defal bokkuñu li nga ma defal taraanga la. li nga ma def nag nattu la. wala soxare wala defal wala nga def ma dara. Nicolas li nga ma def. mooy li nga ma def neexuma. waaye Nicolas li nga ma defal. mooy li nga ma defal rëy na est-ce que dégg nga wax ci. dëgg la donte sax mën nañu jël ne defal bi nag mais defal nga ma loo xam ne. boo boolee ñaari wax yi defal gi moo gën a jàppandal. léegi nag boo nekkee ci société. comme ni ko mbokk mi laajee. da ngay am lu lay naqari di am lu lay neex. dëgg la lay naqari nit a la koy teg la lay neex nit a la koy teg. ñaari yi nag benn nga ci dul fàtte loolu la mbokk mi wax. bu njëkk bi mooy ki la tooñ ba nga xam ni mënu coo ca lenn lu dul bàyyi ko suñu borom baa nga toog. lu mu yàgg-yàgg mook boro yam doo ko fàtte mook bor bi nga leba yam bor moom ku ko fayul da ngaa ñàkk jom rek waaye fàtte woo ko ku fayul bor ku ne waaw fàtte woo ko da ngaa ñàkk jom waaw te gis nga boo demee ci suuratu Baqara nag yaa ngi wax loo xam ne Facebook tamit danañ wax alxuraan sax laa lay wax alkarim téere yàlla bi aay bi ci gën a ngand yàlla ci bor la koy wax la phrase la plus longue dans le Coran yàlla ci bor lay wax maanaam jumla bi gën a tawil bi gën a gudd yaakaar naa boo ci génnee fi muy waxee ci bor la cay des du bari de ci jumla yi nekk ci alxuraan donc loolu de su ko fàtte ki la def fii taraanga joo xam ne ji dalaa bett jox la taraanga joo xam ne ji foogoo ko woon ñooñu yàlla dafa am lu yàlla njëkk a wax ak ñoom ba noppi ñooñu seen paye nga ca yàlla sans compter nag ngërëm gi nga leen di jox ci àddina man da am na loo xam ne ku ma ko bett defal ma ko sama kurus laay jël déet du ma sax taxawal damay dem jàpp jël sama kurus dugg ca la ma man donc loolu mooy naa comme man awma taraanga ju ma ko mën a delloo lu dul ñaanal ko mais lu ma xam dama ko koy defal yow itam waaye nag bu la defalee contraire bi nag soo ko mënulul dara itam ñaar yi benn nga ci dul fàtte ba yowmal xiyam loolu la mbokk mi wax am na solo léegi nag man sama laaj moom waaw dafa wax ay ñeenti cër ci àddina lu mel na chef de l'état chef coutumier maanaam kilifa yi jiite aada yeeg yu demee noonu li ak kilifa diine ak directeur de société wala ministre wala yooyu demee noonu mu ne ñii bu yowmal xiyaamee danañ layoo lool wax na dëgg waaw danañ layoo lool waaye ñëpp it danañu layoo waaw layoo kay daa waaw layoo bi buñ ko jël rek wéer ko déedéet ci ñenn ñi bàyyi ñeneen ñi waaw ndax ñëpp ci lañu bokk yem waaw ñëpp ay layoo fekk nag ci level boobu niveau yi doon wax waaw ci àdduna niveau yi duñu bokk kenn ku nekk sa masuliya maanaam kenn ku nekk sa taxawaay ci àddina nu mu toll noonu la sa siraat ak sa atte fële di toll maanaam li la yàlla yan fii jëf ya nga ca jëf ak pese ya nga ca pese loolu ngay sippi ji yowmal xiyam
mat na jeex na boo ko déggee noonu rek jeex na. jeex na léegi dama bëggoon daw rapidement ci intervention bu mujj bi ci WhatsApp bi. ndax waxtu waa ngay dem ñu daal di dellu si. asalaamaaleykum ñu ngi leen ziar di leen baal ak di leen baal ak mais dama jàpp ni par exemple ministre bi war na xoolaat communication pour man discours bi moo jàllatul si askan bi parce que li ñu koy daan wax chaque jour moom la ñuy wax moo tax instant bi askan bi ba bàyyi woon si xel sax si discours ministre bi man maa ngi tudd Yadda Liggéey dëkk Louga coach yaakaar naa état bi moo war a jëlaat responsabilité xoolaat ñan ñooy defaat communication bi pourquoi pas ñu changé ñu def discours bi parce que discours bi jàllatul équipe football sax bu équipe bi amee problème entraîneur bi leen changé te yaakaar naa communication dafa am solo trop si mbir mi bu dee feebar bi ni ñu koy waxee noonu la amee pourquoi pas ñu dugal si kër diine yi seen porte parole yi ñëw def communication ñu xool ba xam dina jàll wala daal instant bi gars yi déglootuñ discours bi de. nee na gars yi dañu saturé nee na c'est important ce qu'il a dit nee na sénégalais yi jamono yi ci communication ministère de la santé et de l'action sociale sénégalais yi dañoo saturé ci ni nu leen koy joxe nee na est-ce que laajul wala jotul ñu soppi doxalin. waaw xam nga en fait xam nga pas sax ci ministère bi nga xamee ne mooy santé rek mais ministère yi nga xam ne laal nañ ci wàllu Covid bi yëpp intérieur ak yeneen yëpp xam nga communication de crise buñ ci tollee dafa am ay méthodes ak ay méthodologie yoo xam ni dañ ci war a jaar yoo xam ni ay poroxndal la mais li mu wax ni communication de crise dana la yóbbu foo xam ne fii et surtout ci Covid 19 bi jaadu woon na tey jii comme les porte-parole comme ni mu ko waxee léegi ci kilifa diine yi. kenn ku nekk nga ñëw waxu ca sa ka nga gàddul kàddoom mais dafay toll foo xam ne fii dafay jaadu Nicolas même porte à porte nga def ko. Du porte à porte. mooy fii affaire bi toll. waaw jar na tey jii ñuy wër porte à porte. quartier par quartier. même bu fekkoon sax dafa laaj sonorisation. même bu fekkee sax moment bi bëgguñu ay dajaloo yeeg yooyu mais ñu def ko sonoriser ko. mën nañ ko organiser. muy romb ci koñ yeeg koñaat yi. ba noppi ñaari fàttali parce que yaa ngi koy wax sànq. fàttali bi da ciy baax. muy mën nga sonoriser ñaari nit rek nekk ci oto bi. waaw kenn ki di wax kenn ki di dawal ba pare yenn saa yi ñaari nit di dugg ci kër yi. parce que communication bi dafa war a nekk lu pluriel. war a nekk d'une façon linéaire. nga xam ne dafay jekk benn ligne bu ñuy répéter. maanaam aspect officiel bi noonu officiel bi rek quoi kilifa gi ñëw taxaw liir li muy liir. voilà après journaliste yi jàngat ko après ñu jàll. waaw wala ñu jékki-jékki daan boobu askan wi ñu ngi toog finalement tous les jours di ko dégg day mujjee saturé ci ñoom. waaw wala ñu jékki-jékki ñu ne Aly Ngouille Ndiaye génnee na benn arrêté maintenant rassemblement yi ak yu demee noonu. ba léegi ñu ngi koy tere. d'accord c'est bien beau. mais am na beneen méthode. bu mën a gën a jaar pour mën a gën a toucher askan wi. dans les villages dans les communautés rurales. def porte à porte chef de village yi ñu mobiliser leen. parce que Dakar n'est pas le Sénégal. mais absolument ben oui. su ko defee ñu mobiliser yenn gox yu bëree bëri. chef de quartier chef coutumier yi comme ni ñu ko waxee woon léegi. ñoom ci seen bopp itam même bu dee duñ mën a woote ndaje ñëpp di dajaloo. am nañ benn canal wala ay canaux yoo xam ne mën nañ cee jaar. en fonction ci ni ñuy waxanteeg nit ñi. di waxtaan ak quartier yi ba lépp di gën di yaatu. dafa am mobilisation ak sensibilisation. xam nga mobilisation. boo ko defee te sensibilisation bi duggul du baax. am na solo. voilà jërëjëf yaa oustaz Maodo Faye damay dem ci serveur bi léegi gannaaw bi ñu jógee ci WhatsApp bi 88 628 98 98 ma jël benn ba ñaari auditeur rapidement ndax waxtu waa ngay dem su ma gaañee ngay ñëw ci xibaar yi te publicité yi dañoo xaw a takku 88 628 98 98 ci tolluwaayu xeexum coronavirus bi jamono yi ñu ne naka la ko askan wi gisee ñoom itam ci beneen wàll bi ak lan la ñuy interpeller oustaz Maodo Faye kon oustaz ne ko allo. allo. waaw sëñ Maodo. donc li sëñ Abdou Kantou waa Darou Salaam Sànd. bismillah. maa ngi siyaare bu baax sëñ Maodo Faye. lay siyaare bu baax. maa ngi rafetlu émission bu baax sa digganteeg Nicolas. di siyaare waa WhatsApp bi ñëpp rek ñuy jaar ci WhatsApp bi loolu am na solo Nicolas xalaat bu rafet la. di ñaan rek sunu borom defal nu tawfeex feebar bi jóge fi balaa fee koor gee jóge incha allah rabbi. ñu ngi koy ñaan di santaat yàlla bu baax a baax ci activités yi nga xamante ne ci président bi jël na ay dogal ñu delluwaat ci waaye ñu gën cee bàyyi xel rek gën cee góorgóorluwaat. waaw gën cee góorgóorluwaat bu baax a baax. xam ni kenn ku ne kon li ñu koy waxee rek. na nga xam ne yow feebar bi yaa ko mën a xeex mu jugee fi. waaw bu ko kenn ku ne jàppee noonu rek jàpp ne yow doo ko yóbbul kenn te fexe kenn du la ko jox. yaakaar naa du yaatu. waaw bu ko kenn ku ne dundee noonu rek du yaatu. déedéet lan la mu ci doon dolli mooy ci jumaa yi. li mbokk moom laaj léegi ci WhatsApp bi mooy fukki nit ñi ñaan man jàpp naa loolu danoo war a def ni jàkk ji nan ko bëggante respecté distance yi bu feesee ñiy des dem xool feneen fu ñu jullee ji. ñu wax loolu mais di naa fukki nit ak ñaar loolu moom day indi ay yeneen ay complication rek.
waaw loolu daal dogal boobu daal lañ ko gën a xoolaat bu baax a baax a baax mooy fukki nit ñi ñaar nga xam ministre bi wax na ko ministre de l'intérieur. Aly Ngouille Ndiaye nañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. incha allah nan ni jumaa ju ne daal bu feesee. ñeneen ñi nañ dem wut fuñ julee comme ni ko Serigne Mountakha santaane ca Touba ku ñëw nga respecté mesures yi te buñ leen ne jumaa ji fees na ngeen dem julli ci yeneen jumaa wala nga dem toog sa kër xam ne yaay yéex a ñëw. waaw nan ko gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf solo jërëjëf kon waaw maanaam respecté rek normes yi ak tëralin yi su ko defee yëf yi mën a gën a jàppandal allo. salaamaaleykum. bisimilah. Aliou maa ngi moom ñu ngi siyaar. ñu ngi lay siyaar bu baax. ma Pape Sène Touba Darou Salaam. acca bisimilah. ñu ngi siyaar jërëjëf. allo ma Fall ak yooyu kooku daa mel ne parce que nit ñi dañu xaw a takku ci benn xajaatey rek ma xajal ko ci. waaw parce que dañuy rëcc waaw. voilà mu ngoog ne ko allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Nicolas. waaw mi ngi lay dégg de. maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu El Hadj Maodo Faye moomu. Malick Sall laa tudd maa ngi wootee Italie. di wax Maodo nag ne ko koor gi moom xam naa séeréer yi dana méttee ak ñoom. déwén lay. waaye dafa am baat boo wax yow Nicolas. da nga wax ne ala accu. waaw. ala accu moom. saa accaani tan si booyu njàggaa. wala siida. boo bàyyiwul. bu yàggee nga jàpp. waaw wala boo bàyyiwul it la nga jàppoon bañ laa rëcc. waaw loolu de dëgg la. ñaari façon la jàpp. da nga ko dàq pour jàppi mbaa nga téye loo xam ne bañ nga mu rëcc la nga jàpp. kon ala accu baax na. kay. waa ji nag li mu wax ci maanaam ki la teral ak ki la teddadil. waaw. foofu moom li ma fi wax lu gàtt la tey bu ne la Nicolas. bàyyil Maodo Faye mii nga àndal Maodo Faye mii bàyyi ko Maodo Faye séeréer la nga ne yéen da ngeen a xamut li ma Maodo Faye defal. waaw góore waay. dégg nga boobu. bu baax. ñu ne Maodo Faye bàyyil Nicolas xaw ma àndal ak Nicolas parce que Nicolas yéen a bokk ci defam yéen a bokk émission yéen a bokk liggéey mu ne da ngeen a xamut li ma Nicolas def. waaw loolu it mën naa ne. kon li la Maodo wax ci gàttal rek mooy loolu. def ak defal. kay foofu la tënk. wallaay jërëjëf dafa benn ci bokk jërëjëf Maodo. waaw ziar naa la nag bu baax a baax a baax. ñu ngi lay ziar bu baax. waaw suukar sport si nag na daje ba bu affaire bi jàllee rek laa koy doog a jël heure bi moom mënu maa dalal fii. d'accord bu doon demee séeréer yi. jërëjëf d'accord merci baax a baax la mu wax ci loolee ala accu mooy loolu rek. waaw mooy jàpp lu baax la kon bu kenn bàyyi bu kenn tàyyi. bu yàggee rek nga am dara. wallaahi bu yàggee nga am dara am na solo mbokk chrétiens yi ñu ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi leen di nuyu suma sœur boobu ñu naan Poupette Apovo sa soppelu bu baax a baax. damay dare chrétiens yu bëri yoo xam ne tamit dañ ma naan oustaz Maodo Faye dee ñu ko nuyul. ñun chrétiens yi catholiques yi kontaan nañ bu baax a baax ci ay waxtaanam ñu muy def dañ ciy gis suñu bopp donc c'est important. oui mais parce que le Sénégal est indivisible. mais non seulement mais xam nga ngëm kenn ku nekk yàlla ñëpp la fi nekk. wallaahi waaye nag kenn ku ne mën nga ne lii laa gëm. te jàmm am. waaw ñoom suñuy dëkkandoo lañ suñuy bokk lañ. te alxuraan sax daf ñu tere nag ne bu ngeen di werante di leen werante ak ñoom ci la gën a baax. te bàyyi oustaz nag war nga maa may bu baax a baax ci parce que Sénégal bëgg nañ la de. non yow Sénégal bëgg nañ la de jamono yii moom. foo dugg ci réseau yi moom Maodo Faye lañ wax macha allah xam nga yaa ngi naan macha allah oustaz may dama ne allahumma ij'alni fawqa ma yazunnun waghfir li mimma la ya'lamun. waaw déggal loolu. waaw macha allah waaw baax na. macha allah kay. waaw macha allah. jërëjëf tonton El Hadj Tania Diouf yónnee message moom itam bonjour mon fils Maodo a bien vu concernant la communication du fait que le virus s'est installé dans la communauté avec les cas communautaires il faut désormais une sensibilisation communautaire. absolument consciente individuelle et collective. ben oui de proximité mais parce que xam nga une communication plurielle et variée. dañ ko war di instaurer autant que ministère même bu dul woon sax ci lim l'ensemble des ministères. parce que ministère surtout bi ñu dénk wàllu ndaw yeeg. xaw ma famille xaw ma nan soxna si nu mu tuddati fàtte naa. ministre de la femme de l'enfant et de la famille je crois que c'est ça. xaw ma Sali Dieng madame Sali Dieng. waaw mais kooku moom moo war a gën a jege askan wi. kooku daa war a gën a jege. kooku moom waru woon am bureau. kon madame la ministre de la famille. jamono yi da ngaa war a gën a jege askan wi. kooku warutu woon am bureau. kon loolu leer kooku moom xaw ma kuy am bureau di fa toog. waaw waaye moom ma nga war a nekk ca gone ya.
ma nga ca donga ya ma nga ca jigéen ñi daa war di dem di ñëw mais am na ci yoo xam ni boo ko bëggee def ba pare nga bëgg sa liggéey jàll sama masque man surtout nag Sénégal ñi jàng xam nga tawarkàlla doy nañu war noonu naka noonee ministre de la jeunesse jamono yi warta toog dafa war a jege jeunesse bi ñuy jox ak jeunesse bi l'ensemble des ministères ainsi de suite et surtout intérieur def li ko war ak sécurité bi mais boo fekkente ne lépp yow ci papier yi la waaw nga toog sa bureau rek ak say conseil mais dafay dañ gis nga ak kan neexoon tey ñu ne ana ministère de la femme ñu ne ma nga nëlee wodd ca mboy ga waaw taxaw ak ay sama mbokki Haalpulaar yi ñi nga fële ca caawa ga ca jur ga parce que ma ngay wax ak ñoom ca xale ya fay juddu ca nangam ak nangam et cetera bu ko en montrant l'exemple tout en respectant bien entendu absolument les mesures mais wane exemple bi sur le terrain waaw sur le terrain quoi yeneen yi ngeen ministère yi ma xaw a lëkkalool en développement social et cetera collectivité locale ñooñu dañoo war a lëkkaloo di xàccandoo di dóorandoo c'est vrai que xam naa ñu ngi koy def sur les papiers mais am na neneen nu ñu war a gën a mën a jege askan wi am na solo jërëjëf oustaz Maodo Faye ñi des ci serveur bi dañoo xaw a takku lool WhatsApp bi moom kenn waxaale wu ko il y a énormément de messages askan wi daal kontaan nañ ci yow bu baax a baax ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax en attendant suukaru koor bi di dikk bu ko defee boo ma joxee sama suukaru koor rek ma jox ko sama yaay loolu neex na sa yaay moom mën naa ko jox waaye yow yaa may jox déet sa yaay moom mën naa ko waaye yow moom yaa ma war a jox parce que da nga maa sonal lool waaw jeex na jërëjëf oustaz Maodo Faye sant ko gërëm ko bu baax a baax a baax sant leen gërëm leen yéen ñi nga xam ne yéen ay ànd ak ñun suba su ne gis nañ cofeel gi ngeen am ci ñun vous êtes de plus en plus nombreux et cela nous touche beaucoup vos nombreux messages et courriers kilifa yi nga xam ne ñu ngi wootee di ñu encourager di ñu ñaanal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant di gërëm kilifa yi ngànk rajo bile nga xam ne ñu ngi koy doxal saa su ne te askan wi kontaan bu baax a baax ci mbooleem direction bu Sud FM seen rajo la première radio d'information du Sénégal n'oubliez pas protégez-vous et protégez les autres c'est très très important bon week-end à tous jaa ngeen jëfati ba la semaine prochaine ak Orange Money ci émission leader sur la chaîne leader avec les auditeurs leaders on n'est jamais leader par hasard n'est-ce pas Balde boutiquier salaamaaleykum musidɓe fulɓe komin Ibrahima Balde commerçant depuis Dakar Garden ciɗɗo mon mi ñammo ɓiɗɗo mon ari ɗo yettugol e mon e fiinde nawnare wiyetede coronavirus are ko landaɗen ko wona ko satti ha ko sodoragol ndiyam e sabunde sooda e ɗi gel ji hydroalcoolisé ji haray sodoroje e majji watto wattu walla sooda e ɗi masque ji haray komi tori on onon musidɓe ɓen haray mo be ko wawata wonde woni e taxi ji ɗin woni e boutique ji ɗin woni e bureau ji woni ka marché ji woni ka restaurant ji haray mo be ka wawata wonde e ka liggotoon haray ko tora koyo watto masque haray mottodiral ngal nawnare no sali ɗum noon kadi moƴƴa hono ɗi dennaboji peeraji ɗin haray ɗi réunion ji mottodiral ji ɗin haray dal ko wattangol yila moƴƴa e majjum nden haray milan tori on mo be ka wawata wonde aduna o koye wattan yila e fiinde nawnare anda nawnare no woodi nawnare no soñji fenɗo nawnare no ƴettude wonkiji ara ko wattangol yila moƴƴa ɗum noon mi tori on min o musidɗo mo wiyeteɗo Ibrahima Balde arnoɗo e Sud FM yerdugol e moon fiinde nawnare haray on jarama fota mi weltanike moƴƴa on jarama fota ci daraje hadith yonent bi ci daraje salatul fatih ci daraje malaikatul muqarrabin ci daraje aqtab yi ci daraje afrad yi ci daraje awliya urrahman ci daraje ay ak mashayikh yi yàlla maynu jàmm ju mat sëkk maynu dund bu mat sëkk maynu ndox mu mat sëkk maynu teranga bu mat sëkk maynu jàmm ju mat sëkk maynu pàcc yaakaar ju mat sëkk maynu wér gu mat sëkk maynu wérle gu mat sëkk maynu dund gu mat sëkk maynu dundle gu mat sëkk yàlla defal nu ko ndax yomb na yàlla jigéen ñi yal na yàlla dalal seen xel yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla bindal leen gàllaaju boppam yal na yàlla sàmm doom yi ci seen kanam yal na yàlla umpule leen lu leen di ritti yal na leen ko yàlla umpuleel yal na leen yére yomb yal na leen dund yomb yal na leen dépense yomb yal na leen pas-pas yomb yal na leen jóg dem doxi soxla yomb yàlla bu leen dara gàllankoor yàlla bu leen dara yàqal yàlla bu leen dara ngeleju yàlla bu leen dara def lu leen di naqadi yàlla yàlla aar leen mag ñi yal nañ ci yàgg yal na seen fattu yokk yal nañ ko fi bàyyi nang mi junniy at yal nañu dund ak ñun ba doyal dund tabarkalla mag ñu baax lañu yal nañu yàgge sag yal nañu yàgge xam-xam yal nañu yàgge jaamu yàlla
yal nañu yàgge leer ci dënn yal nañu yàgge leer ci pénc yal nañu yàgge leer ci kër yal nañu yàgge leer ci réew tabarkalla tabarkalla xale yi yu góor yi yal na yàlla ñemeloo leen jamono te taxawu leen lu ñu song yal nañ ko daaneel waaw fu yiwu nekk yal na ko yàlla ommat indi teg ci seen loxo yal na leen jikku taq ci yéen yàlla bu leen rëccu yàlla bu nu rëccu yàlla bu sag deñ yàlla bu teraanga deñ yàlla bu yiw deñ yal na man gi yokku képp ku am soxla biir yaa ko xam yal na ko yàlla faj